mbokk yi kon asalaamaaleykum dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toog ak El Hadji Amadou Dieng bokk ci parti bi nga xamee ne moo di bu tekki bu ñoom Mamadou Lamine Diallo nga yore kaddu gi également nekk tam secrétaire bi nga xam tam yaa ngi ci boppu parti bi tey jii nga ñëw tey ci jano bi ñu war a waxtaane lu bare bari ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Seydi Hadj Malick di kontaan ci jano bi jano gi yow. di nuyu ñuy déglu ñëpp. di déglu say question fas yéene leeral yu bëree bëri ñi ñuy déglu ndax mbir yi bëri na comme ni nga ko waxee. mouvement Tekki am na ci taxawaay am na ci responsabilité te gëm nañ ni yàlla moo ñu ko jox boobu responsabilité nag duñ ko tayle duñ ko jaay dañ koy taxawee. d'accord du ngeen ko tayle du ngeen ko jaay mais El Hadji Mamadou Moustapha Dieng wala Mamadou Dieng benn la rek ndax El Hadji bi moom lu fort la. waaw alors yaay kan. loolu laaju wolof la yaay kan. waaw man dama nekk doomu Thiès. yàlla def ma dajeek Mamadou Lamine Diallo en 2007. mu nekk candidat. depuis lors tàggaliku wuñu donc man je suis un produit de l'école de Tekki. Tekki moo ma formé. ndax Tekki dafa gëm le partage du pouvoir maanaam xam-xam ak am ak mën-mën dañ koy bokk ndax dañu gëm ni nguuru yàlla rek lañ dul bokk. leneen lu ci des nag dañ koy bokk loolu nag moom lañ tabaxee suñu ndayu doxalin loolu moo ñu tabax tey yàlla def ñu ciy liggéey ba léegi ma nekkoon le premier président des étudiants du mouvement Tekki ànd ci campagne yi mouvement Tekki def utal boppam. toogu à l'université Cheikh Anta Diop. waaw utal boppam toogu loolu fa la ñu duggee ci mouvement Tekki mouvement Tekki utal boppam toogu assemblée nationale pour la première fois en 2007 ànd moom dong. ñu tabb Maître Ndeye Fatou Touré mu nekk député. en 2012 ñu àndaat ñun dong gannaaw bu ñu jàppalee Macky Sall au second tour voteel ko mu falu ñu ànd dem yóbbu suñu bopp. à l'Assemblée nationale muy Tekki 2012 du coalition sax Mamadou Lamine Diallo nekk ci député yooyu yëpp xeex yooyu yëpp dañ ko ànd ak mouvement Tekki ba tey coordination nationale def ma nekk secrétaire à la vie politique bokk ci porte-parole yi ndax am na ñeneen porte-parole. d'accord léegi man li ma jaaxal mooy yéen waa Tekki bala maa ñëw sax ci sa cursus ak yëpp yéen lu tax bokk leen ci dialogue national bi xanaa bokk leen ci réew mi. waaw xam nga kaay ñu waxtaan kay ñëw rek ba xam luy xew. waaw xam nga gumba bu la nee nañu sànnante xeer ñaari dafa fekk mu joggi ca xeer wa wala mu def ko ci poosam. ah bon. waaw ndax gis nañ ni agenda politique bu Macky Sall bi ci njëkk moo doon mu tànnal boppam ay candidats dem élection te loolu yëpp annoncé woon nañ ko neewoon nañ juróom ñooy doon candidat bu ñu demee ci élection yi 58% la ñuy am ñu am ko bu ñu paree ci loolu nag xam nga ab sàcc dugg sa kër sàcc ba pare nga jàkkaarloog moom neew ko sàccee dina am lu ko jaaxal xëy na mu jàpp ni ku ko war a jàpp mi ngi ci buntu kër gi. day dem ba mujj gi mooy bëgg a yuuxu boppam sax dañoo mujj tërëf dañoo mujj affolé tax ñu daal ne nañu woote dialogue mais ñu woote dialogue bi damay fàttali ni diggante bi xam nga. li ñuy wax ci géopolitique ci histoire ci politique sax de manière générale dafa am ay événements imprévisibles mbir yoo xam ne kenn du ko waajal day ñëw rek dal sa bopp mën nga teg sa plan teg sa agenda li ñuy wax yàlla ay ci potum buur da ngay weer bu mu wow mu taw ci kaw scandalu gaz ak pétrole dal seen bopp doon coow loo xam ni BBC moo ko indi ñun indiwuñ ko opposition indiwu ko BBC moo ñëw def at ci réew mi di enquête dem ci ñoom jox leen kàddu BBC ma fàttali ni général de Gaulle bi muy def appel 18 juin BBC la ko waxee. BBC jàpp naa ni seen crédibilité. du Macky Sall moom lañ koy yàqal. duñ ko yàq pour Sénégal. dañoo am crédibilité bu ñuy sàmm. am communauté bu rëy bu toll ni plus de 300 millions de personnes yu leen di déglu di leen seetaan bu ñu ñëwee fii jël ay moyens def ay investissement bu investigation bu dëgër je pense buñ ci paree. dina am lu mu jur ci wàllu communication dina am lu mu jur portée bu mu am ci wàllu àdduna bi fépp foo mënti tukki Sénégal yëg nañ ni am na scandale ci pétrole ak ci gaz am na népotisme ndax doomu rakku président de la république moo ci impliqué wu bi ci des am na faux parce que ministre de la république moo def li ñuy wax rapport de présentation président de la république day toog fële boo ko indilee décret mu ne la décret bi lii lan moo ko wundu
nga bindal ko rapport de présentation ne ko lii ak lii te ñun suñu code pétrolier code minier dañuy ki ngay jox moom permis dafa war a am xarañ dafa war a am doole, dafa war a am mën-mën, dafa war a am koom-koom boo xam ne mën na lu ñuy wax capacité financière et technique. ñu gis nii loolu mënut a nekk Aly Ngouille Ndiaye def un faux rapport de présentation jébbal ko président de la République ñu ne Petrotim bi nga xam ni Petro-Asia nee nañ moom moo jur Petrotim te Petrotim moo mag Petro-Asia mu doon ay tappale yoo xam ni ay njuuj njaaj yoo xam ni dal na ci seen kaw li nga xam ne ñun yàgg nañ ko wax daal xëy na daaw ñu déglu mais bi BBC ñëwee li mu ci dolli moom mooy li ñuy wax ay royalties mooy nee nañu da ngay am redevance yoo xam ni at mu jot fii ba 40 ans da nga koy jot loolu mooy indi 6 000 milliards 6 000 milliards yooyu Sénégal moo ko war a moom parce que ñoom ñoo bind ci constitution bi ne les ressources naturelles appartiennent au peuple fa ñu joxee 6 000 milliards yi fa ñu jaayee BP suñu pétrole fa ko Petrotim di jaayaatee loolu yëpp ñun yëguñu ko fekkewuñ ko assemblée nationale yëgu ko loolu bu scandale boobu ñëwee Alaaji Maodo dinañu tërëf il faut ñu woote dialogue ndax gagné nañu nee nañ gañaay bu rëy bu yaatu vraiment ñoom écrasé nañ nit ñi ni mu ko doon waxee nit ñi namoon ay duma na leen nee na wàccaacaa bàkku na waaye ba ñu paree tey nga lu ñuy wax tey nga mën a fecc baa nga dee baa tànk bi damm loolu lañ ci gis da ngeen di ñëw dialogue par force ku dialogue ñu ne la bëggoo réew mi tam la dem loolu lañ fi gis waaye pour yow problème yooyu moo tax nga jàpp ne dialogue warut amatul sens. Non mais pourtant malgré tout on peut discuter sur beaucoup de points waxtaan maanaam sax am lu fa génn bon. dara du fa génn. déet waay. ndax ñoom amuñu kàddu xam nga njiit. mais Macky Sall nee na gars yi lu ñu ànd rek moo da ci am. njiit lii gis nga xam nga bi ñu gagné Macky Sall dafa fekk avant muy gagné dafa dem signer la charte de gouvernance démocratique des assises nationales. bi ñu gagné mun daf ko signé woon ak ay réserve mosu cee am. ñi ko séq ñu ngi dund Mamadou Lamine Loum a ngi dund Amadou Mokhtar Mbow a ngi dund kenn mosu cee mënu la cee woon ne la lii mooy ay réserve Macky Sall mais terewul dani moom comme c'était une dimension boo xam ni peut-être politique ay sénégalais ak ay politique ñoo ko séqoon léegi dañ koy jox cachet institutionnel ñu def CNRI jëlaat Amadou Mokhtar Mbow dénk ko ñun ñëpp ñu nekk ci di liggéey dem ci restitution yi ci benn hôtel mën taxawal fa laa nekkoon bi ñu paree am na kenn ci ñoom ne Macky Sall dafa joxe dépense am commandé ab añam bu ñu paree dañ ko war a jox mu yàq ci li ko neex conclusion yooyu la ñu génne ci CNRI ku mel noonu CNRI dafa jël moyens yu bëri jox leen doole te ñooñu liggéeyuloon déjà li ñu waroon a liggéey ci assises nationales yi mu nekk liggéey boo xam ne Sénégalais yi mosuñu am consensus bu gën a yaatu loolu la classe politique de façon sincère ñu ànd dajaloo pendant 1 an jël 100 millions yoo xam ne dañ koo cotiser dajaloo ko teg ko amul woon benn enjeu amul élection amul campagne dañoo toog dajaloo ndaje mu wér mu sincère loolu fa juddu jàpp nañ ni sorewul ak dëgg ba mu ñëwee moom nekk président dooleel na ko mais ba mu paree def na fi politicien parce que lañ ci waxoon li ci gënoon a ndaw li nga xam ne mënoon na ko jël ñu ne président de la République du nekk chef de parti loolu rek attanu ko mu wooñu ci loo xam ni c'est plus compliqué gouvernance vertueuse et sobre Maodo vertu dafa compliqué ñun laajuñu ko vertu dañ ko laaj une gouvernance démocratique loolu rek attanu ko Macky Sall mënoo maa wax et na ma sénégalais yi wax lan la yokk ci suñu démocratie ba mu nekkee président ba léegi daf ko nërmel daf ko delloo ginnaaw lu Abdoulaye Wade def Abdou Diouf def ko. mais naka la ko nërmel la. xam nga président de la Macky Sall deful dara moom falu na kay mi ngi doxal yéen xam nga président de la République tey opposition suñu constitution daf ko reconnaître. oui mais oui opposition bi mu ñëwee moom moo toog. nekk ci visite officielle mi ngi woon Kaffrine. ci conseil des ministres décentralisé ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. c'est de bonne guerre. nous sommes en politique. xam nga opposition. loolu c'est une violation de la constitution. mais parce que moom dafa war a dooleel opposition. waaw d'accord mën na ko dooleel mais bu fekkente ne par exemple mi ngi doog a falu te bëgg naa toog nous sommes en politique ay sénégalais lañ c'est de bonne guerre su fekkente ne mën na leen récupérer kay. loolu c'est machiavélique xam nga. politique du li ñuy bind ci texte yi. mais loolu léegi loo bëggoon mu bàyyi gars yi. waxuñu mu bàyyi moom dañ ko bàyyi woon mu politique moom dañ ko bàyyi woon mu am sagoom dañ ko bàyyi woon mu dem campagne
kenn laaju ko woon parrainage dañ ko bàyyi woon mu doxal parteem wër Sénégal nee na moo gën a wër Sénégal ci parti politique. mais Macky Sall aussi. mais Macky Macky aussi empêché wul gars yi pour ñu doxal seen mooy tànn candidat yi mooy tànn ñi muy génne réew mi mooy tànn ñi muy tëj ci kaso bi waa këram ñombe yi ñu def kenn mësul dégg ci scandale fii ci Afrique 6 000 milliards ci moom lañ ko déggee inventé wuñ ko waa këram ñoo ko def mais dafa génn grande mosquée jour Korité nga xam ni c'est le président de la République qui parle moom il n'a pas de frère le président de la République mais dafa ne sama rakk ñi koy sosal ay naafeq loolu dañ koo fal mu nekk moom le père de la nation gis nga quand la grandeur s'effondre l'unité se dissout gis nga ngar mi gi ñuy laaj président de la République mooy doole ji la yàlla jox li nga am ci ay kàttan li nga mën loolu nga bañ koo doxee ndax yow doole googu ñëpp c'est manifeste ñëpp xam nañu président de la République am na doole waaye nga taxaw ne yow da ngaa am rakk ñeneen ñi amuñu rakk amuñu mag amuñu papa amuñu yaay da nga leen a mën a jàpp tëj leen ci kaso bi ñi nga tëj leen pour 1,8 milliard la ville de Dakar Khalifa Ababacar Sall ñii nga génn leen réew mi ci par la prétendue en tout cas suprématie de la CREI mais ñi nga war a yóbbu ci CREI gis nga Maodo ñun dañu choisir démocratie nag boo ko tànnee da ngay war a yamale démocratie moom mooy indi yamale moo fi jëlee ñii ñoo ëpp juddu ñi ñoo ëpp waaso bi moo gën xeet bi moo gën tarixa bi moo gën ñun dañoo tànn génn ci loolu. ñu nekk république. ñu nekk ci république moom ñu dénk ko la république mu nekk le président de la république ñu dénk ko ay institution mu nekk ñu ne li ñu koy waxee clé de voûte des institutions kooku bu taxawee waxam dafay wane direction bi dëkk bi jëm dafay wane direction bi. kon yow Macky Sall ba mu demee fële ca Saloum daal ne danaa wàññi opposition bi seen doole ba nga xam ne daanaka dootul dekk dara pour yow loolu ko ab démocrate waru ko wax. da koo jëfee. xam nga non seulement loolu. mais waa ñu ko nangu nag waxuma sax waxu war koo wax. mais c'est une violation de la constitution parce que constitution bi moo reconnaître opposition ñoom ñoo koy créer jox ko këyit ministère de l'intérieur ne ko am sa parti demal donc même boo ñu dañ naree contre demal mais ko opposition moom ci opposition la jógee ñëw ci nguur président bi fi nekkoon bu mu ko gën a gore président boobu desal wàccoon na ak histoire politique gu Sénégal ak histoire démocratique gu Sénégal nangu na bàyyi réew mi ci compétition boo xam ni ay wujjam ñoo ñëw jël réew mi te xam na ni ay conséquences mënoon na ko cee fekk te fekk na ko ci ndax jël nañ doomam jël nañ ay ñoñam tas nañu daanaka parteem jël nañ ñu mu àndoon ak moom ñu àndoon ak moom ñëpp ñu doon taxaw di défendre 3e mandat wu Abdoulaye Wade tey ñi ngi ànd ak Macky Sall di wër réew mi ñi ngi ànd ak Macky Sall ci biir dialogue boobu ngay wax dialogue bi mënut a sincère Alaaji Maodo dialogue bi Macky Sall woote na fi dialogue salle des banquiers. voilà dégg naa li sa wax sànq salle des banquiers woo ñëpp ba nit ñëpp ñëw ngeen xamal ne nit li Omar Sarr wax ne loolu maanaam bàyyi Karim Wade taxoon mais dialogue bi sax ba tey bëggoon naa nga ma laaj la benn affaire parce que gars yi dañoo dem ba mu yàgg ñu mbëkk miir bi mënatuñoo ñëw mooy problème Karim Wade ak Khalifa Sall loolu ban jàngat nga ci am. waaw xam nga ñiy dialogue ak Macky Sall dañ koo xamul li wér te wóor mooy moom li mu nar agenda moom lay doxal ndax Sénégal ci dictature la ko bëgg a doxal. non Macky Sall yow déggoo li ma la wax président nee na dialogue national bi gars yi lu ñu wax consensus lu ñu juboo mu d'accord ci mu signé ko. waaw maintenant est-ce que kon da nga yaakaar ne ko wax ba pare yónni fa ay nit yoo xam ne lu ñu wax ñu xëpp ci suuf. waaw moom xam nga. bon c'est juste une question. moom xarañam ci politique mooy am na maanaam li ñuy wax instinct de survie politique mën naa dund ci jamono ci turbulence politique bu ne bii rek la war a teeralee parce que loo gis dafa am app dund gi ñuy dund ci kaw suuf yàlla du ko wutal app. moom it ay mandaam dafa am ay app te ñu bind ko ñun ñëpp d'accord ci fi mu toll nii xeex bi muy xeex lépp lu nar a gàllankoor projet politique projet émirat gazier projet présidence à vie te loolu Khalifa Sall ak Karim Wade mën nañoo bokk ci li koy gàkkal loolu du bokk ci li muy d'accord ay loolu leen indi ma d'accord ko loolu ci code consensuel ko Kéba Mbaye la yam loolu àttanul loolu moom pour yow du ko def non da ko àttanul loolu moom niveau am ci démocratie moom moo àttanul loolu Macky Sall du intellectuel moom non bul waxatu loolu waaye. non intellectuel ci Abdoulaye Wade la yem. waaw mais lan nga tudd intellectuel. waaw intellectuel mooy l'homme engagé mooy nit koo xam ne am nga kàddu mooy nit koo xam ne ci biir ay contradiction mën nañ laa noot ci biir ñi lay noot nga nangu taxaw jàkkaarloog ñoom moom xamul loolu moom dalay yeew ba nga ne ngodd mu doog a xeex ak yow
kooku nag du intellectuel dafay nangu contradiction Ablaye Wade le 23 juin c'était l'acteur principal moom moo ne ñëw leen ku nangu ak ku nanguwul yëpp ñëw leen taxaw assemblée nationale loolu moom ñoo fa yendoon doo taxaw bu ko mayewul woon moom du fa agsi du fa taxaw ndax ñun xam nañ ko bañ ko convoqué commissariat ñëpp gis nañu xam nañ ni kii àndatul ak sagoom tiit na ku mel noonu ni ngay yoree. c'est vrai que doole président de la république convoqué woon nañ ko ca commissariat yóbbu woon nañ ko bëgg yóbbu sax dikk mais booba jamono loolu la laajoon léegi yàlla fal na ko jox na ko réew mi nga jàpp ne yow kon jikkoom yooyu ba léegi dara soppeeku ci. non mais dafa raw tey la waalo gën a aay li ñuy dugg kaso léegi fi mu toll nii da ko banaliser ñëpp xam nañ ni ñëpp a dugg ñëpp a war a dugg kaso bi nga xam ni moom jaraloon na ko lu ne jaraloon na ko dugg kaso jaraloon na ko dee tey jii moom la banaliser di jël ay doomi góor. waaw mais kan moo leen wax ne leen Macky Sall moo dugal gars yi ci kaso bi. moo leen di dugal ci kaso. institution mais réew mi am na ay charte yi Macky Sall moomu ko. mais moom moo ne sama kudd bi maa ko teg ci ay dossiers yoo xam ne war nañ ko mën a transmettre procureur nga tànn ñi la neex kon kay yaay dugalaate yaay tijji yaay dugal di génne looloo fi nekk Karim Wade ñëpp gis nañ ni mu génnee kaso ñaata doomu Sénégal ñoo dugg kaso ñaata doomu Sénégal suñuy mbokk la ñuy gracier waaye gracier la defaral la passeport diplomatique dugal la ci avion génn la réew mi kooku ku ko mën ku dul président de la république bu ko mënul xam ne mais bu dee defu ko sax c'est encore plus grave bu dee yëgul ni ñi def loolu génne Karim Wade defal ko passeport génn ko réew mi bu dee bokk ci la gën a garaaw moom mooy xamul lu xew ci réew mi te jàpp nañ ñi moo ko jiite moo ko jàpp nga ne moo nekk ci bopp bi moo doxal loolu même le cas Khalifa ci dialogue bi lu mbëkkante gi mais c'est le loolu mooy buum mooy buur di buum di bummi te yow xam nga Maodo ñun Kajoor la ñu dëkk dañ daan am buur am bummi am jaraaf am kanfoore yooyu dañ ko daan def pour ñoŋal démocratie ku ne du jouer ce rôle ku ne di doxal li nga war a dox parce que yàlla rek moom nguur gu sax nguur gu mat mais moom ci loolu lay doxal jël assemblée teg ci loxoom jël au conseil des collectivités territoriales teg ci loxoom jël institution yëpp ñu sujjóot ci kanamam loolu lay doxal te loolu ku koy doxal da ngay nërmeelu. d'accord ku koy doxal da ngay nërmeelu bokk yi ba fàttali ma léegi ñu ngi ci janoo bi fii ci 98.5 Sénégal gi yëpp nag wërngal kàpp ñu ngi ñuy déglu ci jamono bi ndax dañuy synchroniser ak yeneen rajo yi jamono bi ñu toll waa APR ci seen bopp premier ministre bi fi nekkoon Mahammed Boun Abdallah Dionne nee na tëll ci benn émission wax ne voilà lu tax ñuy limiter mandat nangam ak nangam les grandes démocraties sax nangam nee na ñu gën a néew ci àddina bi sax ñu mooy réew yu koy def alors que loolu sax am nañu ko weddi Mbaye Ndiaye moom na bu xët daal di teg ay lignam daal ne nii ak nii ak nii daal ne Macky Sall mën naa am 3e mandat Mbaye Ndiaye sax moo gën a leer moom dafa xëbët dugg ci yëf yi alors ban lecture nga ci am bu fekkoonte ne ci kujje politique bi la jógee ñu mën a wax ma lay laaj nag yow léegi loolu ban jàngat nga ci am est-ce que loolu jaadu na wala jaaduwul wala yéen waa tekki ñu ngeen gisee wax jooju. waaw xam nga ñoom dañoo jaawale am réew mi ñu nekk dañ ko dañoo jaawale jamono ndax yooyu. c'est-à-dire waaw xam nga ku mel ni Mahammed Boun Abdallah Dionne moom man dafa warul woon am kàddu sax ci sunu démocratie ndax xeexu démocratie fii ci Sénégal moom mënu koo seede fekkewu ko. bi mu dafa ànd ak Macky Sall ñoom ñaar ñu ànd ci teranga mu nekk directeur de cabinet primature nekk ko assemblée nationale ba yëf ya jeexee la takk ay bagages am daal di daw lijjanti ci carrière am kooku bu tey jamono neexee pouvoir am nit ñi xeex ko xamoo fu ñu ko xeexee ay doomi sénégalais dee ci nga jàpp ni ci loolu la ñu war a jëmaat moom dafa fekkewul woon loolu moom fekkewu fi lacrymogène fekkewu fi 23 juin xeexu fi demul prison demul commissariat dafa yeewu démocratie bi taxaw jël Macky Sall def jox ko réew mi mu ñëw daal di lijjanti ba dugg ci système bi jàpp na ni nag xam nga kuy woddoo làmmiñ boo noppee rafle moom làmmiñ na ko ci boole làmmiñam moo ko ci boole. Mbaye Ndiaye xëy na xamee nañ ko ci démocratie Sénégal am na ay étapes yu mu fi def mais nag ñooñu dañoo seen génération moo jeex amatuñu leen lu ñuy prouver fii ci suñu histoire politique dañ cee bokkatul li nga xam ni man moom laa ràññee ci Macky Sall te mu doon lu doy waar. man dama jàpp ne yàlla ku mu jox mission bu rëy da lay booleeg ay kàngam boole la ak ay nit ñu rëy bu ma tuddee Cheikh Ahmadou Bamba dañuy xalaat Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Issa Diène maam Cheikh Anta ak Cheikh Serigne Touba yi ñooñu ñoo dëgëral mission am ñoom maam Thierno mu dénk leen mission bi mën a dem ci géej gi loolu rafetal yoonam moo ko dëgëral
boo xoolee Seydi Hadji Malick mën naa tudd ba ñoom alaaji Baragay bu Nayoobe ñoom alaaji Pedro Diop fii ci Dakar mën a wax ñoom alaaji Rawaan Ngom ak ñeneen alaaji Aline Gueye ñu am ay xam-xam bu rafet yonent bi mën nañ ko cee booleeg ay saxaabaam Jésus Christ sax ak ses apôtres kër Macky Sall amul loolu. kër ma da nga bëgg Macky kenn topp ko. Macky Sall këram façon bii la am ay prédateur la maanaam xam nga nit moom li koy sorileeg mala maanaam nit day créer day produire mais mala moom ci prédation lay dund day daal di sànni sa mbir léegi mu daw jël ko lekk wala mu lekk ku mën a lekk la ñoom ci système boobu lañ toll boo xoolee tey seen biir la coow loolu am. oui après oui justement ma wax la. opposition baa ngi toog am grandeur am maturité xam ni lii débat boobu sagalul Sénégal moom la Afrique di xool Alaaji Maodo Sénégal mooy vitrine démocratie Afrique la fii def nañ fi 2 alternances yoo xam ni plus ou moins am na jàmm mais bu ñu suñu ay voisins di xool ñun suñu ay institutions ñoo xam ni nekk nañ fa ay ministres ak ay premier ministre di foowee débat boo xam ni maanaam di foowee safara dañoo xamul ban jamono lañ toll. dañoo El Hadj Diouf def na point de presse nee na Macky Sall quel que soit Alpha du def 3e mandat moom il est catégorique te et puis li mu ci teg moom dama la ko laaj parce que nee na ñii dañu bëgg a sakkal Macky Sall benn kàmb gum la bërëx ñu rey ko c'est une façon de parler pareil ko mais ñu daaneel ko ci tuufu doona El Hadj Diouf loolu la wax xaw ma nag pourquoi fu mu ko teg. waaw xëy na sax wax El Hadj Diouf mën naa ko bañ a commenter. waaw mën ko bañ a commenter mais non pour faire savoir que moo nee nga koy jàppale ba pare wax loolu mooy problème bi. waaw loolu mooy prétexte bi quoi je veux dire. waaw xam nga El Hadj Diouf loo ko mënti waxal it xëy na moom démocratie mi ngi ci moom. liberté de ton waaw mën naa yeewu xëy na sax gëm na démocratie mën naa yeewu fippu am na fu mu war a mën a yem te pour man sax loolu mooy audace dëgg mooy nga ne fii laa war a mën a yem kuy audacieux dafa war a xam fii la war a mën a yem tey jii li ñu mbugal démocratie Sénégal ci suñu histoire kenn mësu koo gis kenn mësu koo fekkee yeewu nañ fi changer ay règlement intérieur u assemblée nationale yeewu nañ ñu indil ñu ay parrainage yeewu nañu yokk le nombre de députés yooyu yëpp ba mu koy def woowul kenn dialogue dafa yeewu jaay nit ñu doole forcé Abdoulaye Wade bi muy indil le ticket dañoo yendoo xeex ak moom mu yeewu ne mu jékki-jékki ne génn naa ci parce que kooku am na grandeur d'âme kooku c'est un intellectuel kooku c'est un patriote parce que am na fooy yam xam nga régime dafa am doole El Hadji Maodo régime politique pression yi lay wër ak ñi la séq yenn saa yi ñu ëpp la doole mais boo amul maturité am xolu njiit am bañ a am rëy mën a dellu ginnaaw. est-ce que ba muy teel. d'accord est-ce que jàpp nga ne yow en tant que ku nekk ci kujje politique yi nekk ci mouvement tekki bu Mouhamadou Lamine Diallo est-ce que jàpp nga ni Macky Sall du def 3e mandat point un tiré mu la. ñun xam nga mais je te pose est-ce que loolu ngeen jàpp wala jàpp. Mouhamadou Lamine Diallo dafa bind ci téereem bu mujj bi tekki principe et méthode du responsabilisme mu ni moom la loi doit être la règle yoonu bi ñuy tëral bi ñuy dundee bi ñuy yemale mooy la loi muy doit être également la base du contrat social contrat bi ñu am ñun nangu nekk ay sénégalais nangu tënkandoo ci suñuy institution suñuy kuréel loolu contrat boobu loi moo koy dox loi suprême nag mooy constitution moom moo defal constitution ne moom dafa bëgg démocratie gën a dëgër ci Sénégal mu jël ay milliards def campagne mu jaral ko fii la ñu fekk yàggul en 2016 mu ne coow li nga xam ne mooy coowal mandat dafa bëgg mu denc ci réew mi coow la ñu dund ci Ablaye Wade nga xam ni constitutionnalistes yi di werante seen biir moom dafa bëgg a verrouiller loolu léegi le président article 27 mu ne le président est élu pour un mandat de 5 ans juróomi at léegi lañ la fal nekkatul juróom-ñaari at léegi pour mu dindi werante bi soxlawul sax mu indi disposition transitoire parce que Abdoulaye Wade indi woon na disposition transitoire mooy article 104 parce que boobu dane le président poursuit son mandat jusqu'à son terme président bi nekk au pouvoir dafay jeexal mandat am waaye nag ginnaaw mandat am yeneen disposition yépp day gàllu ci loosam mooy nombre de mandats yi ñuy limité et cetera et cetera Macky Sall moom dañu soxlawul loolu dafa bëgg lu gën a leer xëy na moom comme scientifique la dafa bëggul wax ju gën a gaaw mu ne nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. mais il a dit. il a même dit wax loolu ba pare. xam nga nit boo demee yow sa kàddu ba nga xam ne yow sa kàddu sax ci boppam da nga koy fooyee maanaam nit ñi toog 31 décembre nga occuper rajo yi ak télé yi naan du ma wax oui du ma wax non parce que samay ministre duñu ay patriotes. mais waxoon na oui ba pare. non li mu wax moo gën a garaaw dani man samay ministre ak samay collaborateurs bëgguñu réew mi. moo la ko Macky Sall waxoon loolu. parce que su ma nee oui. fu mu la waxee loolu.
su ma nee oui su ma nee non du ma fi laa yemale sama mandat sama waa kër dootuñu liggéey loolu mooy bëgguñu réew mi il le dit clairement loolu la ko waxee ñoom ñu ngi toog. waaw mais lecture boobu nga ci am rek bon waaw mais moo xëy na président ministre nigérian yi ministre yi Buhari yor ñoom ñoo ñu gën a bëgg ñoo gën a nekk patriote parce que ñoom xam nañ ni seen président dootul nekk président te terewul na ngay nekk ministre dëkk baa ngay dox ñun suñu réew ay calcul politicien moom moo ëpp doole suñu constitution moom moo ëpp doole kaddu suñu président. est-ce que jàppaloo ne Macky Sall bi mu waxee loolu c'est juste pour bu ñu bañ a nekk di débattre rek bañ a ji pas du ñu liggéey mais dafa bañ wax ñu nekk ci bureau yi di wax rek ay troisième Macky nee na mu bàyyi leen ci biir mais Macky Sall kay li mu wax soo déggee wolof dëgg mooy du ma def troisième mandat wax na ko nee na maa ko vérifié. non Macky Sall xam nga. ban bande affaire yaa ngi man ba léegi ma gardé fii. jeex na yéen kay jeex na. xam nga lekk wuulu ko rek. sama benn xarit dana am ku ndóbin rey sa maam boo gisee. Macky Sall mos a ndóbinu kenn moom benn. man sama xarit boobu laa la wax. oui ma ku ndóbin rey sa maam. boo gisee lu ñuul daw ma ne ko sama wolof xëy na ëpp na loolu man bu ndóbin rey sama maam moo gisee lu ñuul loolu war a daw ndax damay fayul sama maam de moo gisee lu ñuul damay xool ndax. ndóbin la ma rendi ko da ngay jéngu. ah dem loolooy dëgg bu xam sa maam tekkiwul dara. loolu mooy suñu héritage démocratique bi ñu am ba fii. nañ ko jël rek teg ko ci loxo ci kàddu Macky Sall daal tëdd di nelaw déedéet moom dañ ko jox dénk ko muy wax muy deñ muy waxati muy deñ kooku nag léegi ñun ñooy sàmmool suñu bopp suñu démocratie taxawul ko suñu bopp ndax démocratie Afrique démocratie Sénégal daf ci am doole te damaa jàpp ni nit waratu fee dee ndax président bi waruta am dafa war a yokk mandat am dafa bëgg a violer la constitution ñi ci waroon a dee nañ ci Macky Sall tey jii moom moo ci jëriñu nekk président de la République ak waa APR ak waa Benno Bokk Yaakaar yaakaar ni nag léegi ñooñu fa dee dañoo war a niil ñoom ñu toog di séddoo suñu pétrole ak suñu gaz pétrole bi ak suñu gaz dañ ko yàlla moo ñu ko jox kenn liggéeyu ko c'est des ressources naturelles kenn créé wu ko yàlla moo ñu ko jox te dañoo war a jëriñ ci jàmm dañoo war a jëriñ ci teeyaayu bakkan duñ ko bàyyeel moom ak dynastie ñuy créer ay prince héritier di tappale di taf yëngal jël opposition bi yëpp teg ci benn salle defe ni ngor jeex na ci réew mi. d'accord Mamadou Dieng mi ngi fii. oui je sais que tekki mi ngi fi moo tax ñu invité la. voilà moo tax nag ñu gëm ni ñun dañuy tekki réew mi. d'accord Mamadou Dieng xam nga ñu ngi lay jaajëfal ci kàddu yooyu la mbokk yi ji déglu tam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mais mairie bu Dakar bii dafa am coow lu fi nekkoon fan yi ñu génn ne daal léegi ñu ngi xool ba xam am na benn ku bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar bokk ci parti socialiste ku génnee wax jooju wax ne daal bon voilà est-ce que mu ñu dem sax ba en tout cas boobal de sonde la xaw ma jékki-jékki daal est-ce que mënuñoo dem ba mu yàgg sax foofu léegi daal ñu def ko décret nommé ko bon coow li na kur mais ñu bëree bëri rafetlu wuñ ko en majorité pratiquement sénégalais boo laaj yow en tant que ku yëngu ci wàllu parti politique nekk ci kujje politique bi nekk tamit ci ville de Dakar bu fàttali na tamit foofu nga nekk ba léegi ba tey ban tàngat nga ci am. xam nga buur bu reppee ci xare luñ ko jiiñ mu xeeb ko fi mu toll nii ils sont en train de dérouler jàpp nañ fu ne war nañ faa mën a làmbatu ndax comme mënuñoo gagné Dakar te yaakaaruma ni sax. mënuñoo gagné Dakar waaw mënuñu ko gagné Dakar xam nga dañ ko gagné ci système de tappale boo xam ni ci législative yi Macky Sall organisé ko fi de toute façon élection boo xam ni Sénégal yeewu na démocratie am yokku ci élection yi ñu fi organisé mooy jël 52 milliards jox ko mu defar ay carte électeur ak ay carte d'identité te nit ñi mënuñoo jot seen i carte gis nañ fi kuy jël sa carte sax ba faatu. lu façon bu ne gis nañ ko fii ci wàllu jël carte électeur xeex boobu kenn xamul na mu toll gis naa fi ñoo xam ne seen biir kër lañ leen fekk di leen jox seen i carte am nañu ay militants Pikine dañoo mujj dem laxasu ci ñoom ñu dem lijjanti seen i carte jox leen ñu dem voter ku leen neex je pense démocratie bu tollee foofu am na dëkk yoo xam ne dañuy jël sa carte électeur def ko ci enveloppe indil la ko sa kër postel la ko jox la ko démocratie toll na foofu démocratie dafa am njëg ndax bu ñu jógee ci démocratie gisuñu lu ko gën c'est le moins mauvais pour le moment des systèmes politiques mais nag ngar mi la laaj dafa laaj le sens de l'honneur dafa laaj le sens de la bravoure nga ñeme am fit ci li ngay def waaye yónni Aminata Mbengue Ndiaye dañ ko fonk Sénégal xam nañ ni jigéen la boo xam ni am na taxawaay waruñu leen a jouer loolu ndax ay institution yoo xam ni ñi kenn xamul seen njëriñ ñëpp a ngi gis acte 3 tey jii ba ñu ñëwee def institution bu mel noonu liggéey bi mu waroon a njëkk a def mu nekk urgence mooy corriger l'acte 3 parce que c'était un acte individuel bu Macky Sall jël de façon unilatérale imposer ko
ndax tout simplement am na ay collectivités locales yu mu ciblé yu mel ni ville de Dakar yu mel ni ay ville de Thiès à l'époque yenn dëkk yu ko tëwoon mu ni xaaral mu créer ay forme de statut yoo xam ni mën na leen cee tënk mën na leen ak mën a contrôler mën na wàññi seen doole mais ñun dañoo gëm ni nguur régime buy tëral ay loi dafa war a tëral loi yoo xam ni dafay jéggi ñun ñuy tënk loi yi maanaam dafa mën a war a résister à l'épreuve du temps et des hommes waroo tënk loi yoo xam ne da ngay viser ay doomu aadama parce que kenn warut a fowee suñu ay loi suñu ay texte te loolu la ñu gis dëkk yi nga xam dañoo am stabilité dañoo am démocratie bu mag dañoo am développement dañoo gis ni seeni loi dañoo stable dañ ko tënk ci consensus yu fort mais yow 557 collectivités locales wala 602 sax collectivités locales soo ci boolee département yeeg yu mel noonu nga indil leen loi yu bees yoo xam ni ñemewoo ko évaluer ba léegi nga am au conseil des collectivités territoriales aligné leen presque comme des députés di leen fay suñuy xaalis mënuñu laa amal benn njëriñ lu dul di la wax loo wax yoo xam ni dafa nërmal leen ndax ñoom wax jooju sax ñu ngi koy werante seen biir ku la ko wax loo mooy wax jooju saful xorom saful suukar te dépassé nañ ko. loolu gaaw gi rek lañ bàyyi Dakar mu nekk compétition comme ça mu bañ a nekk déphasage ak dialogue national xam nga dialogue politique bi da nga bëgg jàpp ne Dakar dañ ko war a bàyyi ci groupe bi rek raw gàddu. waaw mais raw gàddu sax dépassé war nañ ko. parce que c'est la capitale législative. man ñun d'accorduñ ci raw gàddu. Dakar munoo raw par exemple 7 députés de Dakar nga am 10 voix de plus nga jël 7 députés ñooñu députés yooyu représenté wuñu Dakar. loolu du raw gàddu gi mooy boo nekkee tête de liste boo. waaw non d'accord naa ci système boobu moom moo fi dox ñun li ñu gëm mooy Dakar ñu bàyyi calcul politicien pour gérer Dakar. Dakar c'est trop important Dakar c'est au-delà de Khalifa Sall c'est au-delà des coalitions politiques Dakar c'est la capitale du Sénégal Dakar dafa am lu mu joué depuis 1er octobre 1902 Dakar moo doon capitale de l'AOF dafa am position stratégique Dakar depuis 4 avril 1960 c'est la capitale de l'État du Sénégal donc maire de Dakar mu ànd ak président wala mu ñàkk ànd ak moom pour man ni Khalifa Sall àndee woon ak Abdoulaye Wade noonu la démocratie war a doxee te loolu fekk nañu fii te gisuñu lu mu yàqal programme yi fi amoon ay emprunt obligataire am na fi woon programme pavage doon dox gis nañu projet yu mag yu ville de Dakar loon doxal dara amu ci woon gàllankoor tey def nañ acte 3 et après lan la ñu gis Dakar mi ngi mel ni marché c'est une cantinisation les maires yi les communes là amuñu doole amuñu xaalis pour faire face aux enjeux mënuñu fay seeni salaire correctement mënuñu jël prise en charge correctement sociale de leurs employés mënuñu def recrutement de qualité parce que compétences yi ñu leen transféré mais amuñu xarañte tey jii boo jëlee aménagement du territoire boo jëlee urbanisme mais boo demee ci corniche bi gis ni scandale la fa am catastrophe la Dakar c'est une presqu'île mënoo bàyyi corniche am bàyyi littoral am ñu tabax ko fu neex waay taxaw fu neex waay def étage façon boobu je pense c'est pas une évaluation boo xam ni ñoom def nañ ko ci acte 3 le financement de l'acte 3 ray ville de Dakar mais loolu c'est contre les populations de Dakar c'est pas contre Khalifa Sall ou contre ay coalition politique mais les hommes passent les institutions demeurent moom amul grandeur boobu ñoom amuñu grandeur boobu seen yoon nekku ci gouvernance dictatoriale boo koy teg boo bëggee rey ab weñ marto ngay jël rey weñ wa toj karo yi toj verre yi mais loolu scandale la pour man ña ko wax. ça n'engage que du dem fenn. d'accord jàpp nga ne loolu du dem fenn ma fàttali na ba léegi ñu ngi ci janoo bi wàllu Guy Marius Sagna ba lecture nga ci am. Guy Marius Sagna gaa yi ngi marche ñu ngi leen koy libérer ñu ngi leen di autoriser ñuy marche dem na ci grille palais bi gaa yi téye nañ ko bon c'est vrai que am na ñu ko jàppandoo lool bàyyi nañ ko mais xëy na aussi ci wàllu droit man defuma droit mais xëy na dafa def loo xam ne xëy na dafa ëpp am déet. Guy Marius ñu ngi koy nuyu fa mu nekk di ko ñaanal ci weeru carême bi yàlla may ko courage mu joxe ko ndax xam nañ ko ay ngëm-ngëmam xam nañ ko jege nañ ko xam nañ ni nitu jàmm la c'est un modèle de patriote pour ñun patriotisme modèle bu ñu koy làmb boo jëlee Guy Marius Sagna teg ko moom xam nañ ni loolu mooy patriotisme ñun xam nañ ni loolu mooy patriotisme parce que patriotisme mooy l'intérêt général mooy li ñëpp bokk nit ki koy doxal dafa gëm ni day régler moom it li ñuy wax les intérêts particuliers intérêt général moom ci la Guy Marius Sagna nekk tey jii tam nañ ko
joxor bi nañ ko bëgg nañ ko toroxal mais man li ma gëm mooy Guy préfère rester libre en prison que d'être prisonnier d'or. Guy ku ko génne woon tey la mu nekkoon conviction yi mu nekkoon xaal ba mu toll fi Sénégal toll ci moom kenn mënatu ko dindi te liñ ci yokk liy wane ni ñoom ay cuune lañ mooy dañ ko gën a def ci xolu sénégalais yi xale yu bëri bu ñu sañoon mel ni Guy Marius Sagna waajur yu bëri bu ñu sañoon am doom ju mel ni Guy Marius Sagna c'est pas un terroriste c'est pas un agresseur c'est pas un trafiquant de drogue nekkul sàccul suñu pétrole sàccul suñu gaz détourné wul kuddu xaalisu kuddu détourné wul suñu ay deniers publics kooku dafa taxaw xam ni l'état du Sénégal a failli à une mission boo xam ni muy mission daanaka bi ëpp solo muy jox ñu énergie Sénégal boo jëlee li ñuy wax secteur informel énergie moo ko yor menuisier métallique menuisier bois tailleur ñooñu ñëpp ci énergie la ñuy dund nga jël femmes yi nga xam ne ñu ngi takki mbuusi glace ak i crème di jaay Sénégal nga tënk leen nga ne léegi yéen man sama ministre bi cuune muy Mokhtar Cissé taxaw na fii ne ñun dañuy dem léegi dañoo am doole ba nga xam ne léegi dañoo war a sax jaay. waaw mais waxoon na ko mais xëy na tamit yokku gi jamono dab na leen Macky Sall nee na après bu kii daañu wàññiwaat loolu kay. xam nga am déet parce que nag xam nga yéen tamit nga prévoir loo xam ne après mu am gàllankoor nangul leen. ñoo ko wax ko nangul gànt loolu. ñoom bi ñu ñëwee dañu fay fekk une conjoncture favorable maanaam prix baril pétrole wàcc. Abdoulaye bi mu fi nekkee prix baril bi yéeg sonal ko xoj ko délestage yi di ñëw ñoom prix bi wàcc mu tombe ci dëkk bi di taw lépp war a naat. ñu jël ko ñoom di ko politiquer di ci nelawal population bi ñoom wàññiwuñu lenn ba ñu ñëwee dañoo bàyyi courant dañoo waroon a wàññi courant bi bu yàgg wàññi carburant bi bu yàgg ñu bàyyi ko téye ko foofu ba yëfi conjoncture bi défavorable di leen fa fekkaat ñu taxaw léegi bëgg ko yenn askan wi mais li booy woddoo jotul waroo booti gàmb ñoom dañoo xamul fa ñu jëm te Macky Sall mi maître bi di leen dicté ñi nga xam ni amoon nañ ci gëm-gëm yu baax sax am ci jikko yu baax sax yàqu nañu ci mën a wax lu dul dëgg te loolu musiba la nit ñi da ngay wax ak ñoom engagement yu ferme ak yu sincère nga ne fii laa jëmee réew mi lii mooy sacrifice yi ñu war a àndandoo def fii la ñu war a jaar ñu ànd ci loolu la ñuy wax ay consensus fort gis nga àdduna bi dafa mën yàgg naa am guerre mondiale ñu jóge ci désordre ñun jógewuñ ci guerre ñun ci élection 2012 lañ jóge moo am quelques désordres mais dañ ci paree nekkuñu fi di tabaxaat ci dañoo ne ci jàmm. Europe dafa def guerre Allemagne def guerre ñooñu ba ñu paree dañoo toog jël ay consensus fort toog wax mais Macky Sall ba mu ñëwee gouvernement de 25 personnes voilà ñëpp mënuñoo nekk ministre ñëpp tàccu la patrie avant le parti. mais réalité du terrain man na wuutee parce que xam nga nit ki bu nekkee ci di wut man nga am sa yéene mais mën nga ñëw ba toog xool ne kat lii mun ma ko ca bañ a ñambaas nga ñambaas ko ci loolu kay wàññiwul dara yow itam. waaw xam nga ñambaas yàqul dara ci sër. mais boo dul yëbbal nag. moom ñambaas mu daa yëbbal sër bi. dafa yëbbu d'accord yëbbu ndax li mu yëbbu. oui mooy làq sa doom dóor sa doom. waaw fan la ko yéen Macky Sall moo leen wax ne damaa làq doom dóor. waaw ana Cheikh Oumar Anne. waaw rapport OFNAC Macky ñun créé wuñ ko opposition bi créé wu ko Macky Sall moo créé OFNAC ne OFNAC pour sama waa kër la créé nag ñi fi woon la ñi woon démb ñoo moom créé sama waa kër ñoo moom OFNAC di def mission di def liggéeyam Nafi Ngom Keïta dem def ci enquête ci Petrotim war a jël ay avion dem ay Londres war a dem États-Unis def ñu daal di ne ko yow xaaral ñu faagaagal la say mbir fii la yemale ko fa de façon inélégante teguñu ci benn forme te ñëpp xam nañu kilifa la. d'accord ñeme nañoo gàkkal Nafi Ngom Keïta pour fat Cheikh Oumar Anne ku ko dégg muy wax sax da ngay am gàcce. da nga naan waaw déet mais déet comme nee na déet Cheikh Oumar Anne kat dafay défendre boppam parce que deful kay nee na loolu koy yàqeetu mu laana. moom na attaquer les rapports. mais porte na plainte. non moom. mais Pape Alé la porte plainte que. na porte plainte OFNAC. mais OFNAC ñun ñoo leen a fay ne leen gëstul leen ñu gëstul ñu ne ñu lii moo am ba ñu ñëwee wax na leen lu ne xas na leen. ak Nafi Ngom Keïta tamit ak Nafi Ngom. waaw léegi nag ñooñu na leen attaqué Pape Alé dafa ñëw ginnaaw ñalaan gëstul askan wi di enquêtal askan wi léegi dañoo préféré yor xalam ak riiti ñoom loolu la leen yàlla natto ñoom mu daal di ne dana taxaw
la nature a horreur du vide mu taxaw Sénégal am yaakaar ci moom mu am crédibilité am la mu bind ba def ko livre gëstu na ko te du lool rek la wax Pape Alé gis naa ko mu def ay enquête def ay reportage sur le littoral le bradage du littoral c'est une réalité lu tax attaqué wuñ ko ci déforestation bu Casamance c'est une réalité dem na fa preuve à l'appui def ay vidéo lu tax attaqué wuñ ko ci loolu moo gën a graaw lii parce que dañuy sàmm waa ji xëy na ci ay héritiers la bokk xamul lu ñu seet da koy nëbb da koy sàmm de même que des Moustapha Diop et autres donc moom kenn du laal waa këram te mais keneen ku bokkul ci këram waroo taxawaalu buntu palais te palais ñun ñu moom ko palais dërëmu Macky Sall. mais palais defuñu ko pour ngeen fay tamit taxawaalu. palais dañ faa war a mën a dem ndax. mais pourquoi. institution yi nga xam ne ñoo ŋànk palais sax muy les Nations Unies nit ñi dañ fay dem di manifester. waaw def na waay foofu la toll. waaw mais ñun tollaguñ fa. te moom ñun dafa war a toll. waaw d'accord mais xam nga tamit palais bi tamit nag bàyyi ko fii ci Dakar rek ku bëgg a dem tax rek dem fëgg palais bi loolu tamit te yow préfet baa ngi fi kay tey jii mi ngi nii maye na marché kay mbedd Dakar yu yaatu ni yàqati mu laan. mais waa këram dañoo dem palais ñoom taxaw ci gris yi guddi. taxaw fa wax lu leen neex ñu ne tëj nañ leen 15 jours bàyyi leen. Guy Marius Sagna moom dafa mérité ñu continuer tëj ko wala ñu ne dañ koy radier ci fonction publique mais Guy Marius Sagna buñ ko radier ci fonction publique nañu xam ni wàññiwul dara ci pas-pasam. d'accord Sénégalais fañ ko fat moo gën a sori. waaw mais ba léegi kenn radier gu ko loolu xëy na waxu politique yeegi jamono la léegi Macky Sall quand même mi ngi tàmbali gis nga Ndakaaru xat-xat yi fi nekkoon cet gi léegi nag gis nga ni muy génnee affaire yi xaw ma clinique day lañ ko tuddee xaw ma en tout cas de toutes les façons mi ngi bale rek di dem xanaa nag au moins du ngeen nekk rek ay nihiliste nag lu Macky def rek ngeen xëpp ci suuf nag. waaw mais quand même bii xanaa mën ngeen a sax boog Macky mi ngi defar boog di jooyantiyaat boog. waaw xam nga wax nga dëgg du ñu nekk nihiliste. oui dañuy wax ni lu ñu gëm te yaakaar naa ni li ñu gëm dañ ko bind te nit du weddi boppam ñun dañoo gëm ni dafa am ñeenti type de capital physique mooy li muy def nii ay infrastructure di tabax. dafa am capital humain mooy tabax nit ñi dafa am capital naturel mooy sàmm aalam beeg lu ci jëm mais dafa am beneen capital boo xam ni moo leen ŋànk mooy le capital social moom mooy les institutions kuréel yooyu gis nga boo leen tabaxul kuréel yi tabax réew mi tabax institution yi tabax nit ñi lépp loo fi def rek defit la ndax gis nga dictateurs yi gën a mag sax ñi ngi tabax tey jii moom bokk na ci ñu génne délogé Yaya Jammeh ñëpp xam nañu Yaya Jammeh tabax na réewam def na fa ay tali ak ay autoroute ñun dañoo bëgg ñu tabax jikko yi tabax kuréel yi tabax institution yi tabax ay pont moom newoon na benn nilaar du mën a tabax pont fëgg dënnam ci autoroute boobu pont Sénégal 92 la doon tabax depuis boobu mu ko waxee ay bés bu ne Mamadou Lamine Diallo samp ab laaj muy les questions économiques de la semaine laaj ko gouvernement am duñ ci mën a tontu gis nga réew dañuy tabax institution yi loolu moom war a sax loolu la dëkk yu mag yi commencé te moom ba mu ñëwee ba léegi dañuy fooye institution yi dañuy jël assemblée nationale ñu taxaw naan ay député Macky Sall lañ dañuy gis ay député yoo xam ne boo leen déggee ñuy wax te c'est un pouvoir Alaaji Maodo assemblée nationale c'est extrêmement important tabax yooyu lañ koy xaar mais li muy def ni yomb na dañoo am ay recettes am ay budget jox ko votel ko budget jox ko xaalis bi bu tabaxul lu mu koy doyee lu mu ciy def daf cee war a tabax dafa war a def au-delà ñun dañoo wax ñun mouvement tekki bu ñu jëloon réew mi dañuy tabax ay pôles régionaux de développement maanaam duñu jël Dakar tàncale fi askan wi parce que yaakaaru réew mi. mais jam ñaajo ngi nii kay gis nga jam. pôle jam ñaajo kay mais quand même. pôle loolu jam ñaajo du pôle tappale la. ah bon yow mais léegi nga nekk nii liste nag. weesu na ñun suñu gis-gis weesu na loolu weesu na jam ñaajo. waaw d'accord mais jam pôles régionaux da ngay jël région bu ne la ko yàlla jagleel ci nature am ak ci mbindinam nga ne lii nga ko jagleel boo demee ci dëkk yu mag yi dem États-Unis da ngay dégg ñu naan la manufacturing belt ñu ne la le Sun Belt dañ naan zone bi tourisme la jagoo fii la soleil am ñu ne zone bi fii la fer am sidérurgie fii la war a mën a am fa lay am mu créé benn migration interurbaine sénégalais yi mën a jóg fii dem uti liggéey Louga sénégalais mën a jóge Louga dem uti liggéey Tamba ku dëkk Dakar mën a jóge Dakar dem Kédougou ut fa liggéey gis nga loolu pour ñu def ko cap sur l'industrialisation loolu la Mamadou Lamine Diallo waxoon moo tax ñu ne kat kii bu nekkee candidat xëy na dina fi wax discours bu baax dina fi wax discours bu bees xale yi li fi mën a indi li fi mën a jëlee le chômage massif Maodo ñun ñëpp ñoo bokk réew mi xale yi suñuy jarbaat lañ ak suñuy rakk ku ci jàng ba pare léegi mënoo sax am stage
d'accord loolu moo fi xew. d'accord loolu pour ñu génn ci nag il faut ñu industrialiser la. waaw d'accord xëy na gars yi ngi lay dégg loolu seen programme la. mu ne fii ak 2 ans la koy industrialiser. waaw oui mais oui d'accord mais quand même au moins mu ngi ci ay projet parce que le PS. mais phase 2 PSE bi jeexagul xamu leen fi Macky jëm yéen koy déglu leen ko rek. mais bu ngeen gàllañ ko du ko fi def. tel ay phase 2 ci présidence à vie lañ nekk. parce que xam nañ ni phase 2 ba phase 50 duñ fi def dara. kon daal da ngaa bëgg ne gars yi ne mënuñu. non mënuñu. mais bëgguñu réew non mais quand même non mais nañ uti ay nationalité gëmuñu réew mi gëmuñu Sénégal nañ ñu ko bàyyee ñu Sénégal rek la ñu am. d'accord bon d'accord ci xam naa mbay nu ngi ko gisee noonu xaw na yéeme ci wàllu xam naa ñu ngi ci njeexitalu émission bi sax mais il faut ma am yoo xam ni fokk ma laaj la ko ak lu mu gàtt fii ñu toll nii Macky Sall mi ngi dérouler programme am bi nga xamee ne mi ngi ciy dem 2024 incha allah daañu dem ci ay élections gis nga Benno Bokk Yaakaar ñu ngi nii ba léegi tàqalikoo gu ñu mi ngi am fidélité ci ni ñu ko waxee woon moo tax réew mi fi mu toll coalition moo koy doxal bien que APR yow nee nga armée mexicaine lañ kenn ku nekk général nga kenn ku nekk capitaine nga léegi est-ce que jàpp nga ne coalition Benno Bokk Yaakaar am na chance 2024 parce que pratiquement c'est bientôt ndax léegi àddina dara yàggatul est-ce que jàpp nga ne am nañ chance pour reconduire yorwaat réew mi. non ñoom de yaakaar naa ci seen cooki fin lañ toll. non jamono yu ñu naan seetaan film cinéma vox li ñu naan wax cooki fin ñoom ci lañ toll. cooki fin nag ku mën sa morom duma li ñu gis mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne nee na 2035 lañ jëm Mansour Faye na ko déet demuñu 2035 Yakham Mbaye génn ne ñuy waxloowuñu leen donc loolu la ñu fi mu toll nii loolu la Sénégal. problème de communication la rek xëy na organisation de communication. les enjeux de notre démocratie ak suñu développement ak tar bi yor dëkk bi toll pour ñun ëpp na loolu te mérité na lu gën loolu donc ñii xam nañ ni mënuñoo am leneen ginnaaw samp Macky Sall mu forcé parce que Macky Sall comme forcé waat. mën na ni man forcé bi mën naa jàll léegi mën naa forcé waat 2024. après voilà sénégalais dinañ ko nangu mais il se trompe ñoom seeni mbir jeex na. dañ ko nangu pour yow jeexal nañ. ñoom jeex na ñoom c'était un accident de l'histoire accident histoire dafay am ay accident comme Adolf Hitler ñu leen di waxee ñu nekk président démocratiquement élu Adolf Hitler loolu allemand yoo ko fal ñoom Mussolini dañ leen a fal ñoom Hirohito dañ leen a gëmoon ñu taal àdduna bi. ñoom noonu la ñu leen joxee réew mi démocratiquement am ci yaakaar parce que Macky Sall moo fi woote woon dekkal ngor wër Sénégal yépp dekkal ngor waaye yëkkati nañ ngor ba ci kaw tër ko rendi ko loolu nag ñun dañ leen di bàyyi ndax dëkk bi ngor rek ko mën a yor. d'accord c'est un pays particulier ci biir Afrique ndax ñun dañoo am ay gëm-gëm yu dëgër. d'accord ma fàttali ñu ngi ak El Hadji Mamadou Dieng bu tekki bu mu Lamine Diallo alors léegi en résumé lan ngay tëjee. di bëgg loolu di ñëw fii di wax sénégalais yi. Macky Sall ak coalition am dajale nañu opposition bi jàpp nañ ñi nga xam ne mooy opposition bi waroon a xeexal réew mi tëj leen ci ab saal seddal ko di waxtaan di jéem a xool nu ñuy joxee ay per diem nu ñuy seddoo réew mi waaye nañ gëm ni ngor jeexu fii tekki ak ñu mel ni moom tekki dans le cadre du CRD mu ay députés yu mel ni Mamadou Lamine Diallo ay ndaw yu mel ni Guy Marius Sagna ñi ngi fii ci Sénégal ay africains yu mel ni Kémi Séba ñi ngi fii te ngor du fi jeex ndax la démocratie fii ci biir Afrique Sénégal daf ci am wàllu rëy te responsabilité boobu moo tax ñun suñu parti ñu tuddee ko suñu doctrine tudd la responsabilisme mooy tekki am njëriñ amal ko sa gox amal ko sa bopp amal ko sa réew amal ko Afrique te loolu duñ ko jaay duñ ko tayle. d'accord mbokk yi kon ba fàttali ne ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm Mamadou Moustapha ñu ngi lay sant bu baax a baax Mamadou Dieng El Hadji Mamadou Dieng bu tekki bu Mouhamed Lamine Diallo di la jaajëfal ci ñëw gi nga ñëwoon fii tey jii ci jano bi mbokk yi kon beneen dimanche daañu dikkaat ci beneen invité boo xam ne bii xew-xew Sénégal gi yëpp dana ko yitteel wasalaam.